jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës te ñu am yéene from fàcce ko saxaar gi dina toog ñaari fan yoo xam ne nii daanaka du yuuxu liggéeykat yi nekk ci Transrail yi ñoo fa jaar lu ci toll ak ñaari fan moom la ñu créé lànk ne kon du ñu tegu ci raay bi ngir ñaawlu pàttiral gi nguur gi nekkay jëm ci ëllëgu seen kër gile ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne nii moom lañ ci rotal li ko dalee benn jàpp ñaari fan ci weeru novembre wi ñuy dëgmal mburu du am ci biir réew mi yëpp kuréel gi ëmb borom boulangerie yi nekk ci réew mi ñoo jël dogal boobee ngir ñaawlu njëgu saako farine bi ñu yokk ci biir xibaatam daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne nii moom lañ ci rotal xiif ak bekkoor bu ñu deful ndànk daañu nuyoo si fële ca diwaanu Fouta li ko waral nag moo di nawet bile lañ ci doon xaar amuñu ko ba tax imam ak ulema yi nekk ca diwaan ba profité ci am ndajem diine bu ñu fa doon amal daal di tàllal loxo nguur gi rawatina njiital réew Macky Sall mu gestu leen ci biir xibaatam daa ngeen ci dégg leeral yu tukkee ci kii di Abou Kane kon mbokki li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. ñu doore koog benn accident bu métti boo xam ne ni xew na ci suba tey jëlee fa li nga xam ne nii moom moo di ci kaw yoonu Tambacounda wi benn woto bu doon daw ay xel yu métti moo fa saraan kon laata moo dugg ci mboy mi kenn nag moo ci jot a faatu jigéen la soxna Aïda Fall wuyo lu jëm sax ci xibaar bi daañu ci dellusiwaat ak suñu naatango bi di Alassane Diallo. saxaar gi wax naa ko sànq dina toog ñaari fan yoo xam ne nii du yuuxu liggéeykat yi nekk nag ca Transrail ñoo fa jaar lu ci toll ak ñaari fan moom la ñu créé lànk de kon du ñu tegu ci raay bi ngir ñaawlu pàttiral gi nguur gi nekkay jëm ci ëllëgu seen kër gi lee Cheikh Diène mooy ndeyteefu syndicat gi ëmb liggéeykat yooyee am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci téléphone soxna Safiatou Cissé. lii ma dégg léegi un responsable du gouvernement wax honteux daf ñu rusloo ñun en tant que travailleur chemin de fer ni ñu yaakaaroon président de la République dina ko defar ak mu ñu waxoon Thiès mu ñëwee Thiès ak tey lii am chemin de fer di arrêté ba lépp arrêté machine yi fi nekk sax Sénégal amu fi machine fi mu ne tey boo ñëwoon fii belle tey boo xool ñax mi xool lépp nga xam ne ça ne marche plus chemin de fer machine li état yi waxoon bi ñuy jëlaat fin de principe di ko jël ci entreprise yi ci loxo ko fi nekkoon ne day defaraat gisuñu si dara amu si ñun waxatuñu sax salaire xam lu ñu wax ñu defar chemin de fer pour liggéey ñu sauver emploi travailleurs yi chemin de fer dafa bokk Sénégal bu ñu bëggee jël 54 kilomètres bu nga enterrer 600 quelques kilomètres y a problème moom bu waxee ni day defar ay raay te raay métrique bi nekk fi muy 600 quelques kilomètres chemin de fer dañoo war a xam ni 1200 kilomètres moo nekkee intérieur chemin de fer ñu dem ba dese 600 quelques kilomètres ñu pense que un jeune président de la République judd après l'indépendance ñoo fekk chemin de fer ñaaka da koy defar ñu ñoom mu ngi jël 54 kilomètres bu nga enterrer 600 quelques kilomètres si am na problème marche nañu grève nañu wax nañ ci rajo bi def nañ lu ne def nañ ko amul répondant ñu ni président de la République lu ñu soxla président chargé amatul chemin de fer boo fekk doo faju soo doom di faju say doom di faju yaay lamb sa poste wuti koy fekk koo fayetul doomam feebar ubbi école jot wala tey ouverture d'école nit ñi ba tey fay ko guñu où est le volet social moo tax nag ñun ñu gën a tiit ba tax nag ñu ne arrêté lépp pour xam ni ñun ñu woo population tamit tey fi mu ne 71 personnes retraitées ne ñu ngay Thiès depuis 2 ans lu ñu leen fay seen droit te entreprise bi président daal bi moo demoon faire référence jël ko ni collègue malien say retraité lu tax fayu ko Sénégalais yi mais kon ñu ne fu mu ñu bëgg a yóbbu fan la ñu ne président de la République moom la ñuy laaj fan la bëgg a yóbbu cheminots yi nan ñu ko wax li ko dalee benn jàpp ñaari fan ci weeru novembre yu ñuy dëgmal nañ jàpp ne kon mburu du am ci biir réew mi lee kuréel gi ëmb borom boulangerie yi nekk ci réew mi ñoo jël dogal boobee lépp nag ngir ñaawlu njëgu saako farine bi ñu yokku ba dagg sa maam wax ci seen kaddu. lu mat ñeenti weer a ngi nii képp koo nga xëy da nga yëngu ci wàllu boulangerie yaa ngi nekk ci ay coono ak i jafe-jafe li ko waral mooy farine bi ñu xëy yokk ci 4000 francs dem nañ nag di jéem a bësante mais moment bi ñu toll daanaka côté boo nekk lu war mat 27 boulangerie fermé nañ fa ak ñeneen ñi nga xam ne firmu ñu ci ay difficulté lañ nekk kenn ku nekk léeg-léeg da ngay toog ba guddi doo amagoon sax njëgu farine pour commencer liggéey léegi nag li ñu décidé mooy état bi xool nañ yoon bu nekk pour waxtaan ak moom bind nañ ministère de commerce pour yëgal ko fii nga xam ne situation bi foofu la toll tontuwul lundi bii passé nag mooy la 16 bind nañ ko lettre yëgal ko ni ko le 1er novembre di mardi ak 2 novembre di mercredi incha allah dinañ taxaw boo nga xay ni dañ koy def pour farine bi wàññeeku ñu commencé liggéeyaat bu fekkee nag loolu amul bu ñu taxaw nag moom dañuy taxaw définitivement
li nga xay ni moom fii farine bi wàññeekul duñ ubbi suñuy boulangerie ñu ngi woon ak bépp boulangerie boo nga xay ni yaa ngi ci Sénégal di liggéey ci wàllu mburu ñu ngi la ci woo pour ñëpp ànd taxaw le 1er novembre mardi ak le 2 novembre di mercredi bu ko defee bu loolu saafara amee ñu continuer liggéey bu fekkee saafara amul nag ñu tëj continuer parce que nag kenn mënul di xëy di liggéey di perte kenn mënu koo def sa matériel di yàqu li ngay liggéey mënoo cee gis sa bopp te loolu mooy li nga xam ni moo tax ñu woote tey ji presse bi pour def déclaration boobu pour yëgal ko borom boulangerie yëpp ñi xam ni daal le 1er novembre ak le 2 novembre benn boulangerie warta liggéey ndax yéen ñëpp xam ngeen li ci nekk ni ma koy yëgee noonu ngeen koy yëgee. muy nag xibaar boo xam ne nii dana métti lool sama mbokk séeréer si rawatina ñi nga xam ne nii ñoom ñoo sant Diallo ñu wéy ba tey ci xibaar yi xiif ak bekkoor bu ñu deful ndànk dina nuyu aussi ci diwaanu Fouta li ko waral nag moo di nawet bile lañ ci doon xaar amuñu ko ba tax imam ak ulema yi nekk ci diwaan ba profité ci am ndajam diine muñ fa doon amal daal di tàllal loxo nguur gi rawatina njiital réew Macky Sall ngir mu dimbali leen ci xontu dimbali leen tamit ci diw ci dund ndax yitte woon nañ ko fa lool dañuy dem ca Aéré Lao fekk fa abukan ñàkkum taw gi ak ñàkkum gàncax bi ñu ne meeku ni ren fii ci duwaanu Fuuta doonoon ay ponk yu am solo yu imaam yi ulema ak taalibe yi doon waxtaane ca ziyaar bi ñu doon amal fii ci commune bu Aéré Lao te ñu jagleel bés bu mag bi kii di imam maratib El Hadj Mamadou Adama Thiam mbir mi nag tax na tey que ñii di béykat ak sàmmkat yi daal di tiit ci seen i ëllëg. heureusement gis ngeen ni li nga xamante ni dañu wax nawet mu ngi kii nawet bi des na bu baax agriculteurs yi sonn nañu ñi nga xamante ni bayam nañu bay bi dematuwul noonu ñi nga xamante ni ay nappkat lañu jën yi bëriwul ñi nga xamante ni ay éleveurs lañu nag yi ñu ngi dee loolu yëpp nag pour ñu stopper hémorragie boobu pour ñu stopper ni nga xamante ni malheur boobu président de la république son excellence Macky Sall moo ci war a jàpp pour ñu jàppale région le département du Podor pour ñu jàppale ñi nga xamante ni mooy douane Fouta Tooro pour aussi ñu jàppale aussi Aéré Lao ngir daal mën a aar lii di jur gi ak askan wi ay vivres de soudure ak ay aliments de bétail moom la imaam yi ñaan nguuru Sénégal ñu teel ko indil waa diwaan bi. ci wàllu kër gi bu loolu passé tamit ça fait l'occasion ñu leen di wax ni ren ñun suñu diwaan bi diwaan Fuuta nawet bi baaxul fii ba ay 25 kilomètres li ngay gis si ñax maanaam dafa néew. nag yi ak xar yi bu ñu ci nekkee fii ak 3 mois day jeex kon nag aliment de bétail bi waaye bëgg nañu bi yoon mu yokk loxo ci aliment de bétail bi ndax nag yi ak xar yi mën a dund sa Sénégal dafa bëri ay programme yoo xam ne tey yëpp ci dafa aajo am nag ak xar ak yu mel noonu kenn ku nekk xam ne événement yi dañuy bëri Sénégal. ci seeni jotaay bi daal imam yi jot nañu wone seeni naxar que musul am benn ndimbal bu jógee ci nguuru Sénégal jëm ci ñoom ñu bëgg nag surtout que état bi daal di yemloo bépp ndimbal bu war a am ci këru diine yi fii ci Aéré Lao dans le département de Podor Abou Kane pour la télévision Walfadjri. Kër Makhtar Gueye fa la ñuy jëm ngir ñi fa xamul ab gox la boo xam ne nii ma nga nekkee fële ca commune Diender askano fa dëkkee ñoo génn ci laaral gi ñu nekkee woon daal di yëkkati seeni kàddu ñuy sàkku ci Macky Sall ak nguuram gi ñu wax leen ana fu ñu bokk ndax ci Sénégal la ñu bokk waaw am déet toll nañ ci juróom-ñetti junniy doomu aadama waaye amul lenn loo xam ne nii mënees na koy joxañ seen gox bi ne lii nguur gi ko fa def amuñu ambulance teg ci seen yoon wi moom malekaan gi maara day taal yi dañuy dem ca Kër Makhtar Gueye fekk fa soxna May mun a sekk. commune bu Diender teg nañ ci table bi jafe-jafe yi nga xam ni moom la seen localité bi di jànkonteel bu yàgg ba léegi. poste de santé bi amul ambulance bon def na lu bëri daal loo xamante ne bii war nañu si dimbali surtout lu mel ne ambulance parce que boo bëggee évacuer da ngay am ay jafe-jafe yu bëri pour évacuer maladie sur Pout wala sur Thiès quoi. du benn tabax bu ñëpp bokk bu ñu def fële ci dëkk ba yoon yu bon waa dëkk ba nag dafa mel ni sax dañ leen a fàtte. ñun suñu jafe-jafe première mooy ñu am tali d'abord amuñu tali boo xamante ne mën nañ ko pratiquer waaw maintenant nag président digoon nañu parce que bi ñu ko waxee suñu problème tali si élection législative yi dañu woon bàyyi leen ba fin du mois li mu doon tekki mooy bu ngeen gagné les élections ñun voté loon nañ ko massivement ñu ngi xaar moom sa réaction si tali Kër Matar bi. autorité locale yi nag nekk njiit yee yeewoo ci dëkk ba nag defuñu leen ngir jëmale localité boobule fële ca kanam. waaw autorité yi bon jàppale gi des na. jàppale gi bu amul ñun ñu ngi jéem a organiser wu parce que am nañu fédération des maraîchers Kër Moussa Diender nga xam ne ñaari mairie communes yi ñoo ko bokk
ñu ngi siy liggéey si zone bi mu dajale plus de 2000 jeunes yoo xam ne ñu ngi si benn zone ñu tudde ko agricole émergent ñu siy liggéey di góorgóorlu. ñaanit appui yoo xamante ni bii gouvernement war na see taxaw pour jàppale nu si parce que lii bonne volonté yi dëkk ci dëkk bi ñoom ñoo organiser lii ñoom ñoo ci jàpp ba lii mën a dem parce que ñeenti at mu ngi nii ñu ngi koy def. gannaaw ba ñu amalee journée de consultation médicale bu fay am at wu ne ñay yeewoo Kër Matar Gueye nag yuuxu wàllu ngir mën a am prise en charge bu mucc ci ayib Kër Matar juróom-ñetti junniy nit di fa yeewoo ñu bokk ci zone boo xam ni le zone mbay la pour wane rek njëriñ gi mbay am ca dëkk boobule tax ba ñuy xaar ci nguur gi mu jàppale leen bu baax ngir loolu le mën a jëm ca kanam Kër Matar Gueye Maimouna Seck Walfadjri. ku acc doo bëgg ku teen loolu moo daal liggéeykat yi nekkee ci hôpitalu Pikine toogandaay ñaxtu gi doon amal démb daanaka ay saaga la mujjee jëm ci ñi nga xam ne nii ay taskatu xibaar lañu dañoo ñëwoon daal di couvrir événement boobu la waaye ñi di tas ñi di liggéeykat yi daanaka daal dañ leen fay yàqul dañ ko fàtte ba toogandaay ñaxtu googu mënees nañ wax ne ni ci ak pëccoxoo la mujjee Théodore Semedo lañ fa yabaloon. toogaay ñaxtu yi nga xam ne moom la liggéeykat yi nekk hôpital Pikine doon def dafa mujjee pëccëxoo ndax ñenn ci liggéeykat yi day ñoom yekk nañ lu mel ne xeme taskatu xibaar yi fa ñëwoon. ci mbirum nag coow li nga xam ne moo lëmbee hôpital boobu mooy xale bi ñuy ooyee Aïssata Diallo te ñu koy ooyee ci turu bébé Aïssa jot fa faatu ci fan yi ñuy génn. depuis 3 jours ñu ngi acharné ci ñun te dañ koy ñaawlu parce que duñ ko rafetlu parce que nag aussi ñun su doon suñu coobare ku fi dugg dinañ la faj nga wér nga génn affaire acharnement la affaire calomnie aussi dafa parce que il faut aussi nit ñi di dem vers l'information pour ñu am information yu sûre bala ñuy mën a bind wala wax. liggéeykat yooyu nekk hôpital Pikine jàpp na ne lu jiig njàkk journaliste yi ñoo leen ko teg tamit mere ba futtu ñi nekk nag waajuru xale boobu Aïcha ñoom de ñu ngi sàkk si ñoom daal di andil leeral nan la Aïcha amee accident boobu ba joto daanu. ñu regrettons aussi de acharnement bi fi am bu am ci biir hôpital bi par rapport ak ay ñu bëgg ko politiser ñun aussi duñ ko nangu. xale bi ñëw fii keroog toppatoo nañ ko liñ ko war a toppatoo waaye nag comme on dit mbirum yàlla mënuñ ci dara. mu ne xale bi dafa daanoo te am lu jaar ci anus bi mais ñun ba comme lu ko médecin bi waxee moom ci boppam xamul gisul bant gisul dara donc anus la ci anus bi la jaar mais il faut mu indi ay aussi preuve par rapport à tout ça là aussi il faut ngeen demander ko de quoi s'agit-il waaw la famille. donc loolu yëpp il faut ñu xam ko. facture bi 115 000 la. 115 000 la foofu àggul 200 000 kenn laaju ko xaalis parce que xale bi vendredi la fi ñëw samedi ci guddi ñu opéré ko. ñoom sax ñu ngi sàkku ba tey ci njiitu hôpital bi daal di lëkkaloo ak seen avocat daal di yóbbu fi mbaxane doone benn yenn kër taskatu xibaar yi ñu jàpp ne nañ lu jiig njàpp ñoo leen ko yóbbuwee ba tey tamit ñuy wax nag nguur gi daal di wéyal l'enquête ngir andi ci ay leeral. dañ def tout pour que administration porte plainte contre X pour diffamation parce que boobu ba tey su ko deful xësi conseil juridique ñu xool parce que nag aussi du ñu nangu ñu ñuy attaqué de tribord babord ba pare ñun aussi du ñu am benn yite ba nga xam ne duñu ko def pour aussi stopper loolu parce que depuis lors ñu ngi def de nos mieux pour satisfaire population yi. si fan yi génn gis nañ ne coow laa ngi mel ni tulleex maalee ci Pikine diggante ñi nekk ci hôpital boobu ak ñenn si askan bi di sàkku rek ci nguur gi daal di ci attee ki doon jokkoo yéen fii si diwaan Pikine Théodore Semedo. fii léegi juróom-benn alarba ma bamte ko fii léegi juróom-benn alarba moom la jigéen ñi ànd Khalifa Sall appal njiital réew Macky Sall ngir mu abal leen ci boppi réew mi Aïssata Fall ak ñi ñoom ne alarba ju nekk daañu tari lu ci toll ak ñeent fukki tabateeda ak benn loolu bu ñu ko defee juróom-benn alarba yu tegaloo fa la budde Macky Sall dafay dem loolu kon ñu ngi ko xamle ci ab ndaje mu yaatu mu doon amal démb ci foyer des jeunes bu Grand Yoff ndaje moomee Abdou Khoudoss Diallo Masila Seck lañ fa yebaloon. ci sal kaasu foyer ndaw ñi ca Grand Yoff xetoon na lool ngir dalal jigéen ñooñu nga xamante ne ñu ngay xeex ngir ñu bàyyi kii di Khalifa Sall maire bu Ndakaaru Aminata Diallo di xamle
képp ko épris de justice waxuñu Khalifa Sall kese mais pour ñu défendre sunu ay libertés dans ce pays qui ont été confisquées parce que gisuñu fenn ci àdduna bi député bu am immunité parlementaire ngay nekk prison amul fenn Sénégal kese la am jàpp suñu nit yóbbu ko ñuy laaj rançon boobu nag ñu ngi koy dajale pour fay ko. ñëpp sol lu ñuul jigéen ñi jege Khalifa Sall ci département bu Ndakaaru dine Macky Sall. chaque mercredi noir pour wane suñu maire heure bu ñu ñëwee dañuy jël suñuy musóor fëgg ko ne ko aca beneen chose bi mooy mercredi bu ne tamit dinañ jël ñeent fukki yoon ab benn jàng ko li ñuy wax tabati yatta buñ ko dee defal fii ak juróom benni àllarba Macky dina dem ca nee bu bëggee nag ñu arrêté na bàyyi suñu leader. mu nekkoon ndaje bi nga xamante ne ngir tari ay saar waaye tàngaay bi ci biir saal bi tax na ba mujjew ñu ko def waaye nag nee nañu àllarba bi ñu dëgmal dinañu amal beneen i manifestation ngir ñu teggi loxo Khalifa Sall. jaajëf Abdou Khoudoss Diallo ñu ngi lay sant di leen gërëm mbokk yi kan dalal soxna Roqay Ndour ci xibaaru bitim réew yi. muy lu njëkk nag ci histoire bu Bamako lu toll ci fukk ak benn militaire malien la ñu xëy nag tey wane leen ci ab vidéo ñi ko def nag muy kuréel gi fa nekkal jullit yi bu ñu sukkandikoo nag ci groupe de soutien musulman boobu militaire yooyu ñoo ngi ñaan ndimbal rek kii di njiitum réewu Mali di Ibrahima Boubacar Keïta mu dimbali leen rek génne leen ci nu mu gën a gaawee. Beni di ab dëkk féete ci république démocratique bu Congo nemmeeku nañu fa ay cong yu metti lool armée ba nag ak rebelle yi ñoo taxaw tembe di xeex rek bu ñu sukkandikoo rek ci armée congolaise bi benn militaire sax faatu na ci ak lu toll ci ay junni doomu aadama am nañ ci ay gaañu gaañu. fële ca Espagne diggante ñaari dëkk yi di Barcelone ak Madrid tàng na lool ci ab lettre la kii di Puigdemont xamle rek ne ay parlement catalan voté wuñu ci élection yi ñu génn ci fukki fan ci weeru octobre bi ñu weesu bu ñu sukkandikoo ci gouvernement espagnol nag nar nañoo amal ab conseil des ministres samedi bi ñu jëm ngir rek mën a leeralal mbir mi waa Sénat. xibaaru tàggat yaram yi Cheikh Ahmed Tidiane Gomis lañ si àndal sëñ Cheikh maa ngi lay nuyu. waaw Seydina Omar Ba ñu ngi lay fay. ubbi ko wàllu football Afrique du Sud Sénégal ñu ngi koy waajal ah. waaw dëgg la ñu ngi koy waajal ba tax na Aliou Cissé gannaaw bi mu fësalee maanaam ñaar fukk ak juróomi jours yi nga xam ne ñoo war a amal ñaari match yooyu ci mois de novembre moom nag bu ci pare nag mu ngi naan nag na supporters yi am yaakaar ci ñoom ñu ñëw ci stade bi pour suñu gaynde yi pour ñu mën a qualifier ñu déglu Aliou Cissé ci micro na fi Amar. supporters yi mosuñu bàyyi équipe bi dama ne suñu vrai supporters yi dañu mës a nekk ci ginnaaw équipe bi dañu mës a ñaanal équipe bi dañu mës a topp équipe bi donc li ma leen di ñaan encore tey mooy que ñu gën a continuer di supporter équipe bi ñu gën a continuer di ñaanal équipe bi ñu ngi dem ci ay match yu am solo match yu am importance fu ñu jógee métti na woon trop foog naa ni tey yoon bi soreetul donc mobilisation boobu en tout cas di ñaan yàlla vraiment sénégalais yi yëpp jàpp si kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa yi fépp fu ñu mënta nekk vraiment ñaanal équipe bi pour que justement coupe du monde bi nga xam ne bëgg nañ fa dem yàlla yóbbu ñu fa jàmm ak salaam. mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di Aliou Cissé des ba tey ak Aliou Cissé wax ci mbiri Sadio Mané. waaw Seydina Omar Ba mbirum Sadio Mané li ci rek li ci am moom mooy fu mu nekk nii dafa gaañu waaye Aliou Cissé da ko woo pour mu bokk ci match bi ba waa Liverpool kontaan ñu si dara lan la ci journaliste sportif yi xalaat ñu déglu Vox Pop bi nga xam ne moom lañ def tey ji suba. Sadio Mané je pense que entraîneur Aliou Cissé laataa mu koy convoqué waxtaan na ak moom jokkoo na ak moom ñu waxtaan ñu échanger peut-être que aussi échanger na ak staff Liverpool pour mu xam
tolluwaay joueur bi puisque aussi je sais que Liverpool compte na ci joueur bu mel ni Sadio Mané. man sama souci rek mooy avant le 10 novembre su fekkee ni Sadio Mané maanaam ñëwaatul ci compétition bi maanaam joué waatul ak Liverpool en ce moment là bu ñëwee sélection est-ce que Aliou Cissé dina ko mën a utiliser parce que loolu aussi mën na déboucher ci ay jafe-jafe parce que tamit bu fekkee ne utiliser na ko ci condition yooyu leneen am ci club bi aussi mën na indi yeneen te loolu baaxul ci joueur bi en général donc li may ñaan rek man mooy comme jot na ko convoqué ba pare moom mu wér teel a wér mën a am benn wala ñaari match ak Liverpool avant muy ñëw sélection. Sadio Mané problème am na si parce que ñi ngi naan dafa blessé 6 semaines du mën a ñëw Aliou Cissé woo na ko donc am na information yoo xam ne ñun amuñu ko si clubam donc nañ def confiance coach bi bu demee ba woo ko te jàppee ni mën na prêt à 100% d'ici ñaari match yi donc amul problème quoi nañ ko bàyyi mu def liggéeyam. pour Sabaly aussi c'est la même chose mais defe naa ne aussi Sénégal am na assez d'effectifs assez de joueurs talentueux yoo xam ne aussi bu fekkee ni joueur dafa jóge ci blessure mu juste mën nañu may chance ñeneen aussi pour ñoom it ñu saisir seen chance. Youssouf Sabaly man je pense que comme coach bi nu mu ko waxee ñoom ñaar ñëpp dinañ nekk ci forme balaa boobu donc amul problème aussi. donc tey jii nga am ñoo xam ne dañuy surveiller Sadio Mané 2-3 joueurs wala 2 joueurs ñuy surveiller Sadio Mané donc loolu dina may espace ñeneen ñi donc je pense que avoir des joueurs comme ça ci équipe bi am na solo. defe naa ne Sénégal ñëpp xam nañ ne ñëpp am nañ yaakaar en tout cas que ni dina qualifier ci ñaari match yi nga xam ne ñaari point rek la ciy wut man nag xëy na ñëpp li leen gënal mooy match bii nga xam ne moom la ñu war a dajeek Afrique du Sud ca Polokwane ñu jël ko comme ni ñu ko war a jëlee dem gagner foofu déjà am suñu qualification loolu dina permettre sax polémique bi am ci match bi FIFA waroon na ko indiwaat waru ko woon indiwaat mu jeex. jongante bi da di jongante boo xamante ne double confrontation boo xam ne buñ ko mënee def benn mooy gën c'est-à-dire ñu dem Afrique du Sud gagner foofu xam nga bu ñu gagner foofu wala ñu nul qualifié nañ léegi bu ñu ñëwee Dakar nag ñu def fête bu rëy boo xam ne ñëpp ay bokk xam nga affaire bi neex. mu nga ko loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci ay taskatu xibaar yoo xam ne nii seen xam-xam dafa màcc kon ci wàllu tàggat yaram Cheikh ñu jeexale ko wàllu Ligue des champions. waaw Ligue des champions démb am na troisième journée bi jeex na résultat yi ni la tëddee li nga xam ne moom mooy groupe bi ñu koy wax groupe bu ñoom Chelsea muy groupe C. foofu nag Chelsea ak AS Roma di doon match choc bi ndam demul ndam dikkul ku nekk dugal na ñetti bal fee tamit diggante Atlético ak Karabakh foofu tamit ndam demul ndam dikkul kenn dugalul dara ca raw gàddu ga nag boo ko xoolee ca bopp ba Chelsea ba léegi moo nekk gum ca bopp raw gàddu gi am ci juróom-ñaari poñ AS Roma topp ci am li nga xam ne moom mooy juróom-benni poñ donc nag match quatrième journée bi mooy match retour yi nii la jogante di demee Roma mooy recevoir Chelsea Atlético Madrid recevoir kii di Karabakh ñu dem ci beneen groupe bi beneen bii nag mooy groupe bi nga xam ne moom mooy groupe B bi Paris Saint-Germain dafa dem fekk Anderlecht daan ko ñeenti bal ci dara Bayern Munich moom tam yeewu na gannaaw bi ko PSG daanoon mu daan Celtic ñetti bal ci dara ci classement boobu nag PSG moom dafa def 3/3 ñetti matcham yëpp da ko gagné ba tax na moom moo nekk ci bopp raw gàddu gi Bayern moo ci topp ñu dem ci beneen poule bi beneen groupe bi nag mooy groupe bu fii Barça nekk mooy groupe D bi foofu nag FC Barcelone démb ca Nou Camp dafa daan Olympiakos équipe grec boobu ñetti bal ci benn Juventus moom nag daan Sporting ñaari bal ci benn ba tax na Barça moom dafa def ñetti victoire ba tax na moo nekk ci boppu raw gàddu googule ñu dem ci léegi nag groupe A bi foofu groupe A bi gis nga ay victoire à l'extérieur moo am FC Bâle bu Suisse dafa dem fekki CSKA Moscou daan ko ñaari bal ci dara Manchester United dem fekki Benfica daan ko benn bal ci dara Manchester United moo nekk ci bopp raw gàddu gi moom tam dafa def ñetti victoire FC Bâle moo nekk ci ñaareeli match bi kon nag Seydina Omar Ba li fi ruusoon ci wàllu tàggat yaram. jaajëf Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu ngi koy sant ko gërëm mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbis ak yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi tey ji nag benn ponk la te mooy li ci yéene kaay yi kii ko nafar Abdoulaye Bopp la.
dell nag jàmm yéen a bi Walf Quotidien xëy di ñu gëstul lan moo waral ñàkk safoo am ci diggante njiitu réew mi Macky Sall ak Touba yéen a bi ñu fàttali ne ci élection législative yi ñu weesu coalition Benno Bokk Yaakaar bu njiitu réew mi Macky Sall ñàkkoon na gox bii di Touba dañ ko fa gañe woon bokk na ci gouvernement bu bees giñ fi taxawal te amul kenn ci waa Touba ki ci am ndombal tànk Walf Quotidien gis ne diggante njiitu réew mi Macky Sall ak Touba demeewu ni Walf Quotidien ne mel ni ba tey Abdoulaye Wade moo ne seen xol yéen a bi di Le Quotidien ne xol ya jóg nañu ci parti socialiste gannaaw bu secrétariat exécutif national bu parti socialiste sàkko ci Khalifa Sall ak gàngooram ngir ñu jële leen ci PS Abdoulaye Wilane jotoon cee addu xamle woon ne lii di bañ guy metti tey la tàqalikook moom maanaam wekki sànni dong la ci gis yéen a bi ne démb kii di Bamba Fall tontu na Abdoulaye Wilane xamal ko ne jafe-jafe parti socialiste du bañ yi metti waaye gémmeñ gaa yàqu-yàqeet Bamba Fall jot naa ñaawlu tëjum kaso Khalifa Sall mi mu ne dañ ko jaay doole Aminata Diallo daal di ko feelu xamle ne buy dàq di am nañ ko njëkkee ci Ousmane Tanor Dieng ak doxalinam gamu def ci atum 2014 gi ñu weesu dàqaale maire yi nga xamante ne bu ñu amee ndombol tànk tey yàlla ak taxawu Ndakaaru yàlla Khalifa Sall keneen ku ci àddu di Aïssatou Fall mi jiite jigéenu parti socialiste yi Ndakaaru xamle ne xeex bi dañ ko wéyal ne ñu ngi fi wax ay marche ne ñu ngi fi wax summeeku ba set amal doxum ñaxtu Aïssatou Fall ne dañu def lu ko raw ngir jëlee fi nguuruk Macky Sall ngir Khalifa Sall mun a am afiya yéen a bi di Zoom Info ne jëlee Omar Sarr ca Dagana doon lu yitteel ay farando Makhtar Cissé njiital Senelec yéen a bi ne gannaaw bu ñu neewalee doole Omar Sarr ci élection législative yi ñu weesu ay jegeñaale Makhtar Cissé ne li des ci Omar Sarr mooy teel ko yóbbu retraite politique réew mi quotidien xëy yóbbu ñu ci aéroport Léopold Sédar Senghor mi ñu ne dootul yàgg dina tëj ràpp ay buntoom gannaaw ay BD ma ñu waaj a ubbi ca Diass yéen a bi xëy duñu dégtal li tax réewum Sénégal war a am ñaari aéroport bu weesoo bu Blaise Diagne ma ne ca Diass nañ fi bàyyi lii di aéroport international Léopold Sédar Senghor bu ñu sukkandikoo ci Babacar Mbaye Ngaraaf mi jiite association Alliance pour sauver le Sénégal gis ne aéroport Léopold Sédar Senghor mi le mun na wéy di dalal ay diplomate di dalal ay touriste jëlee ko fi doon lu yitteel nguur gi lañ fa bëgg a samp bees di ab centre des affaires yéen cabinet googule projet ay marocain lañ ko jox ñu war caa fegook njiital caisse des dépôts et de consignation di Alioune Sall ngir saytu googule projet njiital Pastef Ousmane Sonko ma ngay leeral ci biir yéen bi ne bile aéroport international Léopold Sédar Senghor nguur gi jaay na ko ba noppi te njaay maa nga doore ci élection législative ñu weesu yéen cabinet di l'évidence xëy di ñu dégtal coowal port autonome bu Ndakaaru gannaaw ñaxtu transporteur ya ngir ñaawlu doxalinu ay société yu bawoo ca bitim réew te ne fii ci portu Ndakaaru akimo koom-koom gi yéen bi gis ne njiital port gi fi ne tey ka fa wutu docteur Cheikh Kanté waar wu yaatu mu ngi koy xaar ca port yéen bi di l'observateur xëy di ñu dégtal loi de finance 2018 maanaam koppar ya ñu jagleel nguurug Sénégal mu war ko doxee ci atum 2018 gi ñu jëm yéen bi gis ne njiitu réew mi Macky Sall wàññi na ay dépense su ministre am maanaam dog na seen appétit xalaatul jëndal leen ay woto yu bees ci bile koppar njiitu réew mi ne la ko yitteel mooy dooleel ñi wattu kaaraange bi réew mi jëndal leen ay woto yu bees jox leen jumtukaay bokk na ci gën a dooleel DMTA mi saytu programme pilote yéen bi di Le Soleil xëy di ñu dégtal njiitu réew mi Macky Sall ca conseil des droits de l'homme bu ONU jot naa rafetlu jéego yi réewum Sénégal def ci wàllu diplomatie rawatina ci ak yelleefu doomi aadama yéen bi di Les Échos ne Sénégal def na ceeb jéego naam waaye am na fu tàq suuf bu ñu sukkandikoo ci classement Freedom House jëm ci wàllu démocratie te ab ONG américain amal ko yéen cabinet Sénégal naw nañ ko lool ci wàllu démocratie waaye fu mu sooxe bokk na ci dàqub Nafi Ngom Keïta ca OFNAC ak dàqum Ousmane Sonko ca fonction publique ba ci mbirum Walfadjri ci élection référendum gi ñu weesu amoon ñu jogoon songu si Walfadjri ngir bugg koo tëj yéen cabinet di Les Échos ne yi le poñ doon na lu gàkkal lool démocratie Sénégal yéen cabinet di L'As ne bu ñu deful ndànk campagne gerte gi mun naa tàq suuf lool ndax ñii di chinois yi rocceeku nañ ci ba set wecc du moyu nañu marché bu Sénégal ne dootuñ fi jëndati gerte yéen cabinet di L'As ne la metti chinois yi di taxe bi nguurug Sénégal teg maanaam juróom-ñeenti dërëm ci kilogramme gu nekk doon lu metti lool chinois yi ne xel xalaatatul ñu jënd gerte gi ne buñ leen sooraale ci campagne ren ji yéen cabinet di Le Témoin ne lu mat a sóor mooy suñu bërëbu fajukaay yi maanaam suñu hôpital yi gannaaw faatum nem si yàlla Aïcha Diallo ci hôpital bu Pikine yéen bi gis ne suñu bërëbu fajukaay yi le ñoo gën a feebar maladie doore ko ci erreur médicale gàccey faral di am maanaam njumte ci wàllu paj mi ñàkk a toppatoo malade bi ak càggante ak jumtukaay yu matul ci bërëb yu fajukaay am ci ay bërëbu fajukaay yi seen lal doyul yéen bi di Le Témoin xëy sampap laaj ndax yile hôpital askan wi dematuñ fa ngir faju wala deewukaay lañ ko def yéen bi di Vox Populi ne lu defu waxu ba tey pënd mi wëreegul ci hôpital bu Pikine xala Aïcha Diallo faatoo keroog ay waajuram joxoñ ci baaraamu tuuma càggante hôpital googule yéen bi di ñu xamal ne malade yi jafe-jafe yu tar la ñuy dund ci bërëbu fajukaay yi feebar faju jafe leen professeur Abdoul Kane gis ne ci hôpital yi maanaam ci bërëbu fajukaay yi lii di xaalis moo leen gën a yitteel faj malade bi Vox Populi ne bu weesoo xale bu jigéen bi di Aïcha Diallo mi faatu yàggul ci hôpitalu Pikine am na beneen malade gu faatu ca hôpital bu Thiès toog na ca buntu hôpital ba lu toll ci fukki fan ak juróom te hôpital ga jotu ko saytu benoonee muy faatu yéen
yéen kaa bi di enquête xëy amal enquête gu yaatu jëmale ko ci wàllu urgence ci hôpital yi ak gàllankoor ya cay am yéen kaa bi jox kàddu docteur Boli Diop mi jiite SAMES docteur Boli gis ne fii ci réewum Sénégal bariwul lool ñu tàggat ci wàllu urgence yenn saay bariwaayu maladie ci hôpital yi doon lu gàllankoor lu bëri docteur Boli Diop gis ne nguur gi taxawaayam ci wàllu paj mi des na lool Walf Quotidien xëy di ñu dégtal ñaxtu boulanger yi ne bu ñu deful ndànk ci weeru novembre gi ñu jëm lu ko dalee benn fan ba ñaari fan ci weeru novembre mbuuru mun naa doon lu ñàkk lool gannaaw banque loxo gañu nar a def ñoom boulanger yi ngir ñaawlu njëgu saaku farine gi ne munatuñ koo dékku yéen kabri stade ne ndax dina mun a dékku match gi war a dox ci diggante Sénégal ak Afrique du Sud moom Sadio Mané gannaaw gaañu ga mu am Aliou Cissé wóoluwaat na ko ndax dina joxe à 100% déet ndax la mu mëne moom Sadio Mané dina ko neem déet yéen kabri suñu lamb xëy di ñu dégtal ay kaddu Gaston Mbengue moom promoteur bi joxe na xalaatam combat gi war a dox ci diggante Modou Lo ak Lac de Guiers 2 lam ca gis wax na ko moom Gaston Mbengue gis ne ñaari mbëri na kenn ku ne ci ñoom nangoo teq maanaam wàññi lu tolloog fukki million juróom ca lañ la war a fay ngir oyofal mbir yi su ko defee promoteur bi mun a tegg combat gi ni mel ci stade Léopold Sédar Senghor doon xalaatu Gaston Mbengue yéen kapi di l'Observateur ne musiba am na ca Gunaas ca Géejawaay gannaaw réero gu dox ci diggante jarbaat ak nijaay yéen kapi ñu xamal ne Alioune Faye di jarbaat ba ciseau la jël daal di jam nijaayam Youssoufa Faye deret ba jax-jaxi benoonee la Youssoufa Faye bakkanam rot jarbaat ba Alioune Faye daal di abbu mboy bi daw waaye mujjee nañ ko teg loxo ca jam ñaaj jaajëf Abdoulaye ñu ngi lay sant di la gërëm sant mi di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo jàppoon ci xibaar yi ba mu yemb kon mbokki lii moo nekkoon li furuse woon ci wàllu xibaar mucc gu sax te ànd ak xéwal yàlla na ko yàlla tuur ci askan wi sunu gàll yendoog jàmm